salaamaaleykum téléspectatrices yu Côte TV ak site internet bi nga xamante ne moom mooy petitcotesn.com tey jii ñu amaan mbégte ak contentement mu nekk suñu numéro bu bees suñu premier numéro suñu émission bi nga xamante ne moom mooy découverte ñu am mbégte ak contentement débuté ko fi nga xamante ne moom mooy Nianing buñ ne Nianing wax li nga xamante ne moom mooy centre de rééducation bu Nianing centre de rééducation bu Nianing nag tey jii ñu ñëw fi fas yéene fee débuté li nga xamante ne moom mooy suñu numéro bu jëkk ci li nga xamante ne moom mooy suñu émission découverte ñëw nañ fi nga xamante ne moom mooy ci devanture centre bi xanaa rek tuuti rek ñu dugg ci biir faso ak ki nga xamante ne moom mooy directeur bi di monsieur Dieyna léegi lay doon topp leen comme niñ leen ko waxee woon rek ci njëlbeen suñu biir émission découverte tey dañuy ñëw fii nga xamante ne moom mooy Nianing ci centre d'adaptation sociale bi ñoo ngi fii rek ci bureau directeur bi nga xamante ne moom mooy monsieur Dieyna ñu am mbégte ak contentement bu baax débuté li nga xamante ne moom mooy suñu premier numéro émission bi nga xamante ne moom mooy découverte fii ci këram gii di centre bi lu ñu def rek lu bàyyi ko mu nuyoo saafo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu téléspectateur monsieur Dieyna ñu di tàmbali suñu kàddu di leen delloo nuyoo di am mbégte bu rëy ci ngeen tàmbali seen première émission découverte ci centre bi nga xam ne kër la bu am solo ci liggéeyu dëkk bi parce que war a defar ay xale yoo xam ne ëllëg ñoo war a liggéey ci dëkk bi yor Sénégal donc vraiment mbégte la ngeen tànn ñu ñun c'est un honneur ñu ngeen ñëw fi pour ñu animer émission bi vraiment ñu ngi rafetlu taxawaay bi ak liggéey bu rafet bi di leen ci sant di leen ci gërëm ci sama tour d'abord ci turu équipe éducative bu centre bi ak ci turu mineurs yi pensionnaires yi nekk ci centre bi ak turu personnel d'appoint bi nekk ci centre bi yëpp vraiment kontaan nañu ci liggéey bi di ñaan yàlla barkeel seen jumtuwaay bi ngeen di yor di liggéey pour askanu Mbour pour mu jëm kanam fi ngeen bëgg yéen ko xam yàlla na ko yàlla mottali ñu ngi daal en tout cas di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ak ñëpp ñuy suivre seen site bi vraiment di ñaan yàlla mu rayonner à travers tout le territoire national. Première question rek dañu bëggoon xam tey jii monsieur Dieyna lan mooy histoire centre de rééducation bu Nianing. déjà kër gi ngeen ñëw ñu ngi tudd officiellement comme ni nga ko waxee centre d'adaptation sociale de Nianing ñu gën a siiwee nag mooy centre de rééducation. mu am histoire nekk am également jaar-jaar bu am solo bii mooy centre bi njëkk bi ñu tabax ci Sénégal bu aju ci direction éducation surveillée et protection sociale bu aju ci ministère de la justice ñu ngi ko tabax exactement ibbi ko le 1er septembre 1953 mooy centre bi ñu njëkk ibbi mu war a dalal ay xale yu wuute xale yoo xam ne dañu am jafe-jafe ak yoon benn ñeneen ñoo xam ne dañu nekk ci ay tolof-tolof donc centre la boo xam ne bu yàgg la bu njëkk ci Sénégal bu ñu fi institué depuis temps tubaab yi génération yu bëri jaar fi ci ay éducateurs ci ay mineurs donc daal bu mooy centre de rééducation nga xam ne nag am na ay évolution parce que bañ ko ubbee 1953 ba 2006 noonu la mës a fonctionner au départ mu nekk centre boo xam ne internat type la nga xam ne xale yi gën a am jafe-jafe yu gën a tar ñoom lañ fiy doon dalal muy évoluer nag di évoluer ba 2006 nga xam ne centre bi dafa nekkoon en ruine ba bâtiment yi commencé di daanu ci la kilifa yu autorités centrales yi jël décision tëj ko raser ko complètement tabaxaat ko ci tabax bi ngeen ko gis ni ci anam bu bees ci ay yeneen doxalin yu bees dinañ ci ñëw ak ci yeneen ay innovation yoo xam ne def nañ ko ci ngir gën a yéwénal nekkanu xale yi ci biir centre bu mel nii donc daal centre bi de 2006 presque ba 2017 lay sëg a démarré waat ñu ne ma fi comme directeur donc ñu ngi ko ibbi officiellement le 1er avril 2017 la commencé di fonctionner waat di accueillir waat ay mineurs à travers tout le territoire national mais man exactement maa ngi fi jël service le 10 janvier 2017 avant loolu ma nekkoon directeur centre sauvegarde bu Thiès nekkoon responsable ay bu Pikine balaa may ñëw fi donc loolu daal ci tënk mooy histoire centre bi nga xam ne mooy centre d'éducation mu am tur lool parce que lëkkaloo ak Nianing vraiment histoire la boo xam ne ñi fi nekk ci centre ci dëkk bi ku fi musul liggéey sa papa wala sa yaay jaar na fi donc moo tax mu am solo trop ci. centre bi ci histoire yëg nañ ko ni dafa tëjoon est-ce que mën nañ xam lan moo taxoon centre bi tëj. centre bi boo gisoon mu tëjoon dafa demoon benn moment mu nekkoon en ruine. nga xam ne bâtiment yi dañ demoon ba yàqu
bâtiment yi demoon nañ sax defe naa si ma juumul li gënoon sabab sax tëj bi gën a gaaw bi mooy dañ toog benn jour ci permanence bi éducateur bi fa nekkoon ak xale yi dal bi màbb heureusement fekk na kenn nekk fa woon loolu moom mooy chance mais sinon ay bakkan moo nañ ci daanu fekk na parce que temps tubaab lañ ko tabax lu ñu tabax 1953 imaginez 53 ba 2006 donc bâtiment yi dañ demoon ba yàqu lépp yàqu ak érosion côtière bi également tey booy xool bâtiment yu njëkk yi tey booy xool ñu ngi si biir géej gi donc géej gi ni muy avancé dafa métti trop fii dafa naa loolu ci problème yi gën a mag ci centre bi am malgré tabaxaat nañ ko waaye ba léegi mi ngi ci menace su avancé maire bi tey booy xool muru clôture centre bi 10 mètres dong moo ko séparé ak maire bi donc vraiment loolu tamit bokk na ci li gën a en tout cas centre bi malgré liggéey bu am solo bi fii nekk waaye menace bi gën a imminente gën a réel mooy avancé maire bi nga xam ne dafa naa autorité centrale yi defe naa ni jot nañu tawat boobu ñëw nañ fi ba gisul ko seen bopp ministre de la justice ñëw na fi directrice éducation surveillée ñëw na fi vraiment te ñu ngi si ut ay pexe pour ñu xool naka la ñuy en tout cas fegee centre bi ba géej gi du continuer di ko lekk parce que centre bu am solo la ci dispositif prise en charge bi nga xam ne moom la direction éducation surveillée mettre en place à travers le territoire national. bi ba tey est-ce que centre bi mën nañu xam statut xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fiy nekk xale yi dañuy nekk en conflit avec la loi wala dañuy tooñ seen ay kër wala dañ fay dawee wala nu xale yi fi nekk daal ban statut lañ. waxee sànq defe naa ni ñaari façon xale de manière générale donte lee am na ay yeneen pàcc ci biir mais ni ñu ko mën a tënkee rek mooy ñaari façon xale lañ fiy dalal. li nga wax sànq tudd ko mooy ce qu'on appelle d'abord les enfants en conflit avec la loi mooy bépp xale bu nga xam ne amagul fukki at ak juróom-ñett mu am jafe-jafe ak yoon ak façon jafe-jafe bu mun doon yoon day jàpp ni rek xale la atam matagul xelam matagul ñu war leen atte bu spécial moo waral bu ñu defee lu mel noonu dañ leen di indi centre bu mel nii pour ñu defaraat seen jikko pour ñu jubbantiwaat leen mën leen delluwaat ci société bi. mooy façon xale bu njëkk enfant en conflit avec la loi ñaareel bi mooy ce qu'on appelle li nga wax sànq mooy enfant en danger moral boo demee ci code de procédure pénale ni ñu koy définir enfant en danger moral mooy tout enfant dont la santé la moralité l'éducation et la sécurité sont compromises ou insuffisamment sauvegardées bépp xale bu nga xam ne xelam wala wér-gi-yaramam wala yaram wala kaaraangeem dafa sooxe wala ni ñu ko sàmmin bi demeewul noonu ñu bañ a bàyyi leen ñu tàbbi ci leneen way jur yi jóg wala képp ku ci xam dara jóg dem si sunu service yi nga xam ne mooy AEMO dinañ ci yegg si xëy na ci procédure bi foofu la ñuy jaar pour mën a ñëw fii bu dee en conflit avec la loi du jaar foofu tribunal pour enfants lay jaar ñu jàpp ko procureur bi yor mbiru xale yi ak juge bi jébbal dossier AEMO sunu collègue yi nekk ci AEMO ci tribunal yi ñu def enquête bu laajee ñu dénk ko ay way juróom ñu dénk leen ko en attendant audience su xale yi nga xam ne à huis clos lay nekk nga xam ne juge bi fay nekk procureur bi ak ñun en tant que éducateur spécialisé ak le greffier ak parents ak civilement responsable yi ñooñu foofu la ñuy jógee directement ñu defal leen ce qu'on appelle une ordonnance de garde provisoire ñu dénk ñu xale yooyu. yeneen ñaari beneen deuxième façon xale bi mooy danger moral mooy ni ñu ko waxee sànq ñi nga xam ne seen kaaraange dafa des. waajur bi mooy jóg wala beneen tierce personne bu xam ne xale bi mi ngi ci jafe-jafe wala mi ngi ci tolof-tolof wala mi ngi ci taxawaalu bu ko mën a jural leneen ñu jël xale boobu mu jaar ci AEMO tamit mu def enquête dem ci tribunal pour enfants ñu defal ko ordonnance de garde provisoire ñu dénk ñu ko kon ci tënk daal ñaari façon xale yi ñooy xale yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ñu war leen yor ñu am diir bi ñu fa war a def ñu am lu ñu war a liggéey ci ñoom war leen dellowaat seen famille war leen dellowaat société. xale yi dañuy jaar bu fekkente ne justice moo leen ko jox duñ jaar AEMO seen liggéey AEMO des ci bokk est-ce que yéen bala ngeen a jël fi benn xale à part justice bu jëlee xale teg ko seen loxo dafa am procédure yi xale bi di jaar AEMO soog a ñëw ci seen ay loxo. waaw c'est important xam nga AEMO daanaka ñun benn la ñu man mi éducateur spécialisé avant may nekk directeur centre bi nekkoon naa directeur centre sauvegarde nekkoon naa AEMO ñetti façon wu kuréel. kër yoo xam ne si ñun en tant que éducateur lañu fay affecté ñu fay nekk AEMO mooy ce qu'on appelle service de l'action éducative en milieu ouvert mooy béréb bi nga xam dafa nekk dañ ko lëkkaleeg tribunal yi pour xale bu ñu am jafe-jafe rek ñu jébbal ko dossier am parce que moo xam mbiru xale mu taxaw ci saytu ko wax yoon bu ñu war a jaar ak fu ñu war a yóbbu xale bi
bu laajee ñu bàyyi ko këram ñu bàyyi ko fa AEMO di ko suivre visite à domicile di ko placer muy jàng métier si biti ñu koy topp def ay rapport bu laajee ñu yóbbu ko ce qu'on appelle feneen boo xam ne demi pensionnat la comme centre sauvegarde gi ma nekkoon bu Thiès nga xam ne xale bi dafay ñëw parce que ça dépend ci personnalité xale bi ak jafe-jafe gi mu am ak façon famille bu mu nekk su ko laajee ñu yóbbu ko centre sauvegarde nga xam ne demi pensionnat day xëy yendu fa ba ngoon soit mu jàng métier am na ay atelier foofu wala mu jàng fa école am na ay classe wala mu def fa formation professionnelle am na ci biir yendu ba 18h ndekkee fa añ fa bu ngoonee mu ñibbi bu demee nag ba gis ni xale bi personnalité wala jëf gi mu def pour aar ko aar bu gën a mat laaj na ñu indi ko ci internat yu mel suñu internat yi ñu indi ko fi kon am na liggéey bu AEMO di def en amont bu am solo mooy xam dossier bi saytu ko gëstu xale bi dem ci kër ga déplacé wu def enquête bu sori pour xam ban façon xale moo nekk sama kanam personnalité bi naka la mel famille bi muy nekk naka la mel loolu moom mooy si loolu lay sukkandiku pour wax fan lañu war a yóbbu xale bi ndax dañ koy bàyyi ci famille pour suivre ko jubbanti ko ndax dañ koy yóbbu demi pensionnat jubbanti ko ndax dañ koy indi internat carrément donc AEMO procédure bi mooy même bu nekkee yoon da ko jàppit AEMO da ci am kàddoom parce que balaa tribunal di addu day fekk AEMO jël dossier ba gëstu ko def enquête wax yoon wax juge bi yor xale bi wala procureur bi ne ko nii daal lañ ko war a def pour dimbali xale bi parce que moo xam mbiru xale bu dul loolu xale bu xam ne tamit parents yi ñoo dem solliciter lu ñu tuddee assistance éducative def demande AEMO aussi day déplacé wu def enquête comme ni ñu ko defaree xale bee ñu jàpp ci yoon wax ni nañ ko bàyyi ci famille ñu suivre ko wala nañ ko yóbbu centre sauvegarde pour demi pensionnat wala nañ ko yóbbu internat comme CAS bu Nianing pour mën ko encadrer donc loolu daal mooy procédure bi nga xam ne bépp xale boo xam ne bu weesoo bu def lu dul yoon ñu jàpp ko waajur bi nekk fu mu nekk Mbuur wala fu mu nekk Sénégal bu gisee doomam jàngatul école ma ngay taxawaalu wala jàng bi yàqu na wala mi ngay ànd ak ñu bon nga xam ne boo sàgganee rek mu def lu naka sadul noonu ba dem nekk ci kaso da ngay teel a jóg nga dem tribunal boo dem service tribunal boo dem nga laajte service AEMO ay éducateurs yu mel ni ñun ña nga fa nga ñëw nga wax leen sa tawat dinañ la dalal nga def benn demande ñu laaj la extrait xale bi su ko amul sax ñu jàppale la utal la ko extrait def enquête sociale bu sori pour jël xale boobu dénk ko suñu centre yu mel ni suñu centre pour ñu jàppale xale bi mu jàngaat école wala mu jàng métier ba buy delluwaat ci njabootam mu nekk xale boo xam ne day mucc ayib donc lii daal mooy liggéeyu AEMO bi nga xam ne liggéey bu am solo la boo xam ne ñun ñoo bokk liggéey. bi est-ce que mën nañ xam ñaata xale ñoo fi yeewoo ak activités yi nga xamante ne mu ngi am si biir centre bi nu mu demee. defaraat centre la boo xam ne daanaka ay téeméeri xale daan nañ fi yeewoo amuloon limite presque waaye pour gën a ak vision bi niveau central amoon ci centre boo xam ne dañ koy def comme centre bu nga xam ne xale bi dafay am condition yu baax. moo taxoon léegi booy xool Nianing buñ ko defaraatee ay chambre individuelle moo fi am ñaar fukki xale ak ñaar ñoo fi yeewoo actuellement mooy capacité d'accueil bi nga xam ne mun ñu ko dépasser ñaar fukki xale ak ñaar yoo xam ne ku nekk da nga am sa néegu bopp am sa commodité bopp ñu am seen i réfectoire am seen foyer socio-éducatif am seen salle de karaté seen salle de judo am seen terrain de football di defar ay ateliers yoo xam ne dañu fa defee métier muy menuiserie métallique menuiserie bois tapisserie électricité kon daanaka xale yi fi yeewu dafa am activité yu ñuy def bu ñu yeewoo li njëkk a def mooy lu ñuy tuddee rassemblement bu ñu yeewoo balaa rassemblement dañuy defar seen néeg bale seen néeg defar seen i douche sangu borosu éducateur bi dajale leen ci cours bi ñu def foofu ce qu'on appelle rassemblement mooy première activité bu ñu yeewoo rassemblement mooy xale yi dajale def genre cercle éducateur yi taxaw ñu wax naka la ñu fanaanoo yan jafe-jafe moo am démb ku nekk wax xale bu nekk ñu jox la sa kàddu nga wax li ngay xalaat ci centre bi jafe-jafe yi nga am sa morom jafe-jafe bi nga am sa diggante ak éducateur bi lan nga gisee centre bi nan nga gisee sa nekkan ci centre bi boo defee yoon ñu wax la continuer ci boo deful yoon say morom wax la éducateur bi wax la en tout cas genre ndëpp collectif la boo xam ne moom la ñuy tàmbalee journée bi rassemblement bu ñu paree ci loolu jublu dem réfectoire ndékki bu ñu paree aussitôt dem atelier yi fekk moniteur yaa nga fa à partir de 9h ñu nekk fa jàng métier ñu leen tàggat ci métier menuiserie métallique menuiserie bois tapisserie électricité élèves yi bokk ci groupe bi dem seen école parce que am na ñu fi nekk ñoo xam ne dañuy nekk école ñii ñi ngi si école élémentaire u Nianing
kenn ki mi ngi si collège bi keneen mi ngi si lycée bi ñoom dañuy jàngiwaat école bu ñu paree dem jàng dañ leen di suivre. dafa am ce qu'on appelle un responsable pédagogique si éducateurs yi nga xam ne chaque guddi dañ leen di suivre ñu jàng seen leçon di leen suivre seen exercice ba booy xool ñoom ñëpp daanaka am nañ ay résultats yu baax ñeneen ñi nekk seen atelier ba 13h bu ñu paree dem def tuuti relax xaar añ bu ñu añee obligatoirement dañuy dem defi sieste ba 16h30 ñu yeewu julli dem salle de karaté bu fekkee lundi la mercredi vendredi ba 19h. bu fekkee mardi la ak jeudi ñu defi judo wala body attack wala rugby bu weesoo yi am na ay football yoo xam ne yooyu jour samedi ak dimanche la ak dem plage donc bu ñu defee lii dem def douche julli timis dem nekk salle télé bu ñu fa paree salle télé diggante bi nag am na ay programme d'activité ci biir yoo xam ne ay causerie la ay sensibilisation ay visite découverte yu ñuy def ay football ay tournoi ak waa village bi et cetera et cetera beaucoup d'activités ay ce qu'on appelle des dynamiques de groupe ay animation ay veillées culturelles yooyu yëpp dañ koy def ak ñoom mettre leen en situation di leen observer di leen jubbanti pour liggéey li nga xam ne mooy suñu liggéey ñun en tant qu'éducateur mooy li ñu tuddee stabilisation comportementale am métier baax na naam waaye du finalité pour ñun am xam-xam ci li ngay def ci école baax na mais du finalité ñun lu ñuy jublu suñu action éducative yëngu bi ñuy yëngu ci ñoom ci wàllu yar lenn dong la ñu visé mooy li ñu tuddee stabilisation comportementale mooy xale bi am jikko bu tax bu génnee fii mën a delluwaat ci njabootam ci jàmm mën a dellu si société bi ci jàmm mën a contribuer ci développement société bi ci gàtt. mu religion gis nañu que Sénégal pays la boo xamante ne am na ay catholique am na ay musulman xale yi est-ce que benn religion la ñu soit ay musulman lañ ñoom ñëpp wala am na ay catholique ci biir. ni nga waxee ñun fii xale bu ñuy jël du ñu xàmmee kuy jullit ku dul chrétien non seulement dañuy jógee fépp ci Sénégal tey centre bi def na statistique xale yi jógee Dakar ñu jógee Matam ñu jógee Tamba ñu jógee Ziguinchor Fatick Kaolack fu ne fépp Sénégal am na xale yu fi nekk. c'est vrai que musulmans yi ñoo ëpp comme ni Sénégal configuration population Sénégal waaye tey ci effectif 22 bi daanaka am na presque 3 chrétiens nga xam ne ñoom it dañu am liberté dund seen diine comme ni xale yi amee sañ-sañ heure julli jot ñu julli dañ leen autorisé dimanche ñu dem église donc y a des chrétiens y a des musulmans. non centre en fait amuñu sañ-sañ boobu jàkk sax amu fi. li fi am rek mooy heure julli jot ñi nekk jullit daje lal seen basan julli am ku leen jiite donc loolu moom noonu lay tëddee comme ni chrétien bi amee sañ-sañ mu dem église donc loolu moom amuñ problème mu liberté de culte moo fi am comme pays laïque la kenn du tënk kenn ci diineem kenn du forcer également kenn ci loo xam ne gëmu ko donc daal am na ay chrétiens am na ay musulmans c'est vrai que les musulmans ñoo ëpp waaye ku nekk am nga sa liberté de culte ci benn entrave parce que loolu du problème mu Sénégal heureusement loolu ku nekk am nga ay mbokk yoo xam ne kii di jullit la kii chrétien la donc loolu du son entrave li ñu am solo mooy ay xale Sénégal yi ñuy jot ñu war a liggéey ci ñoom pour ëllëg ñoo xam jullit lañ ñoo xam chrétien lañ ñu mën a participer ci développement dëkk bi. xale boo xamante ne dañ la ko placer soit miinul milieu bi bay ñëw pour ngeen caser ko yemale ko ci benn milieu xamul fii ni muy doxee par rapport ak li mu xamoon ci biti bu ñëwee est-ce que du ngeen jekki benn xale daw rëcc. solo la figu moom. comme ni ko waxee ñun en tant que éducateur gis ni bi ñu ci am du bokk ak keneen koo xam ne daanaka métier bi mënu ko xam c'est vrai léeg-léeg xale du lu bari sax avant xëy na léegi tane na mais si njëlbeen bi xale yi bari dañ doon daw nga gis xale bu ñëw léegi du fi nangu toog ay figu amoon nañ cas de figu yu bari sax c'est normal loolu c'est pédagogique pour ñun en tant que éducateur élément d'appréciation la davantage pour gën a xam personnalité xale bi parce que xale bu tàmm mbedd wala tàmm yenn bande yi yàgg ci mbedd nga xëy tey ne ko da ngay toog ci centre tënk ko day mel ne kaso ci moom donc vraiment dafa am benn liggéey travail éducatif bu ñu war a def ci moom préparer ko déjà avant muy ñëw te loolu aye moom moo koy def préparer ko xamal ko fi ñu koy indi fan la lu mu fay fekk lu mu fa war a def bu ñëwee it ñu dalal ko mettre ko en confiance xamal ko fi mu nekk xamal ko lu mu fiy fekk xamal lu ñu fi xaar ci moom am règlement intérieur comme ni muy amee ci kër bu jaar yoon. xale bi war ci tënku léeg-léeg du am xale yoo xam ne tàmm ñu kilifteef tàmm ñu espace bu tëju liñ tàmm mooy moom seen bopp c'est normal que buñ ñëwee dans un premier temps ñuy daw am na xale tey yoo xam ne toog nañu définitivement balaa ñuy toog daw nañ ñaar ñeenti yoon
am ñoo xam ne ñun ñoo dem ànd ak nit ñi di leen wër ba gis leen ñii parents yi ñoo leen jàpp indiwaat leen et cetera et cetera ba tey ñu ngi sant yàlla léegi daanaka on touche du doigt amatuñ benn cas de fugue depuis quelques mois même si au début c'était très difficile pour xale yi toog benn place donc loolu moom c'est vrai c'est important fugue moom ak liggéeyu éducateur ak centre fermé ñoo ànd ça va avec le métier et c'est un élément en tout cas pédagogique pour ñun ñu xam ni am na solo ñu xam xale bi lu tax muy fugue donc bu ku fugewul sax moo gën naqari xam kuy fugue di nga jéem a gëstu xam lu tax moom muy fugue ba si loolu ngay liggéey donc loolu moom ak métier bi ñoo ànd c'est très normal. est-ce que mën nañu xam xale yi nekk fii ñaata temps la ñuy def ci biir centre. réforme yi mujj ñu def daana gis mu njëkk ba xale bu yàgg centre lool ba finalement dootu ko amal njëriñ trop donc xale yi fii dañu passé ñetti at xale bu ñu fi placé ñetti at mooy maximum xale mën na bañ a yegg foofu ñu liggéey li ñu war a liggéey ci moom mu jur li mu war a jur ci moom ñu teel ko yeewi mais xale bu fi def ñetti at daanaka dañ lay préparer nga yeewi la nga génne dem jànkonteeg àddina bi fekk préparé nañ la donc daal am na durée de séjour boo xam ne maximal boo xam ne xale waru ko passé parce que su passé rek dafa am leneen lu muy jur au plan pédagogique au plan personnel day développé lu ñu tuddee hospitalisme ba xale bi daanaka pour mu mënal boppam day jafe donc daal am na durée boo xam ne xale bi war ko fi passé ñu mu préparé ko ce qu'on appelle mu dem ce qu'on appelle la post-cure d'internat ku yor ay xale ñaar fukki xale ak ñaar ku nekk fu mu jógee bokkul yar bu mu am bokkul jikko bi mu am bokkul nga bëgg ko jubbanti jafe-jafe bu rëy la mais heureusement am nañ équipe bu taxaw bu takku waaw vraiment si côté personnel amuñu lu ñuy wax sant yàlla la ñuy def parce que am na personnel bu doy bu mën a gunge xale yi taxaw farlu ngir jafe-jafe yi moom du dëkk si lañ dëkk xale yi jàppante seen biir xeex seen biir xale yi neexuñu maanaam ay waxambaane lañu pour jox leen ñu suur du yomb boole ñu def sport donc tënk leen ba am groupe homogène lu jafe la woon waaw donc jafe-jafe yi am na jafe-jafe aussi d'ordre peut-être xëy na matériel bi war a am ak gunge bi war a am pour xale bi réinsertion mën a yomb des na war nañ am terrain multifonctionnel amagul et cetera érosion côtière wax nañ ko difficulté la éducateurs yi fi dëkk yi fi liggéey ñëpp dëkk ñu fi dañuy dem ak ñëw loolu jafe-jafe la et cetera donc jafe-jafe yi moom bëri nañ xëy na ñun amaana amuñu habitude souvent ñun lépp loo xam ne jafe-jafe la dañuy fexe ñun transformer ko en opportunité moo tax daanaka du ñuy wax luy wax ba jafe-jafe yi quand même ko xam ni centre internat nga xam ne amul noppalu du guddeeg bëccëg suba ak ngoon du 1er au 30 amul noppalu sans répit amul samedi amul dimanche amul jour férié liggéey bi loolu la dafa laaj taxaw dafa laaj présence dafa laaj concentration dafa laaj concertation donc loolu vraiment nekkul lu yomb daal mais quand même avec taxawaayu équipe bi ak quand même gunge autorité centrale yi pour mettre les moyens donte le des na vraiment ñu ngi ciy góorgóorlu di xaar nag mu gën a yokku pour gën a mën a taxaw ci li ñuy xaaree si ñun. plan stratégique partiel bu centre bi xayma parce que man mii di ne leen wax balaa ma fiy ñëw centre bi ba muy ibbi dañu def ce qu'on appelle un appel à candidature éducateurs yi ñu joxe ay profil ñi nga xam ne répondre nañu à ces critères ñu postuler. sélection bu rigoureuse la woon nga xam ne dafa laajoon nga nekk déjà chef de service pendant 1 an nga mës a def forme de prise en charge yëpp muy internat muy demi-pensionnat muy AEMO war nga ko def ak yeneen yu bari yoo xam ne yàlla dogal ñu nommé ñu fi donc bu ñu fi nommé aussi dañ defoon ce qu'on appelle un projet pédagogique ñu validé ko lu si bari nag autorité centrale jàppale ñu si li si mujj mooy plan stratégique partiel bi nga xam ne fii ñu jëm perspective yi ñu retracé ko si waaye jafe-jafe li ñuy xaar si autorité centrale yi d'abord mooy yokk budget centre bi parce que dafa nekk centre yu jafe yor du 1er janvier au 31 décembre sans répit bii passé Korité ba le passé waxuma bii xale yi fii la ñuy Korité lu si ëpp xale ñëw du mën a demat si famille fii ngay obligé toog ak moom donc jafe-jafe la matériel pédagogique également pour muy teew pour jàng bi mën a gaaw formation wu aussi problème bu mag la moniteur technique yi fi nekk parce que ay moniteurs la ñoo xam ne état bi fayu leen ñu ñëw leen lijjanti ba ñu ñëw ñu si bëri amoon jaaroon fii ba nekk fii léegi ay moniteurs waaye pour intéresser leen centre mun leen fay salaire donc dafa jafe pour nga tënk leen parce que yoroo la leen dara donc ndaxante nga mën a def ak ñoom pour jàngal xale yi ñoom it seen formation dafa des pour ñu mën leen préparer outiller leen former leen pour approche de compétence bi nga xam ne mën nañu développer approche par les compétences ñu mën ko joyal ci xale yi loolu tamit jafe-jafe bu rëy la
donc loolu dañ si xaar autorité centrale yi ñu jàppale ñu si parce que xam naa ñu ngi siy waxtaan bu baax ak waa ministère de la formation professionnelle pour ñu am ay moniteurs fonctionnaires de l'État yu ñu fi affecté en temps plein ñu fi nekk pour mën a jàppale ñu surtout ci ateliers yi parce que tamit poste yu am solo la ay poste pédagogique la ay poste d'observation yu am solo la yoo xam ne ay moniteurs yu formé wu yu outillé ñoo fa war a nekk pour continuer suñu action éducative ci atelier duñ ne ñu fi nekk bon nañu waaye bu ñu amul lu gën dinañ ko jël donc yii ay quelques jafe-jafe la yoo xam ne daanaka ñu ngi si xaar autorité centrale yi yónnee nañ suñu lettre suñu outil informatique daanaka ba amu fi dafa jafe donc yooyu obligé débrouiller wu ak say partenaires wala ak say moyens propres sa budget nga xool noo siy defee noo koy góorgóorloo pour am lu éducatif parce que mënul ñàkk parce que li ñuy def si ay rapport de comportement day bëri li ñuy def si ay rapport de synthèse li ñuy def en termes de production dafa bëri si ay courrier donc dafa laaj taxawaay secrétaire bi fi nekk centre bi amul secrétaire ak liggéey bi nekk ni mu bare centre bi ut secrétaire di ko fay par weer gardien doyul centre bi mu toll moos benn gardien donc la fa état affecté yaa obligé ut beneen gardien di ko fay te ñaar sax doyu fi donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la yu bëree bëri yoo xam ne jàpp nañ ne xëy na ay solution dañ ci am waaye ñu ngi siy góorgóorlu ñun xaaruñu état waaye ñu ngi siy góorgóorlu te lépp lu si war a am nekk bind nañ ko yónnee ko état bi suñu kilifa yi nekk niveau central te ñoom it am nañ taxawaay yu rafet pour solutionner jafe-jafe yi yëpp ñu jànkonte. tëjee naa émission mi ngi waaj a jeex mais bala ñoo jeexee rek bëggoon nañu xam ne que ni ñoo ngi nekk ci biir vacances yi xale yi est-ce que prévoir ngeen def ak ñoom ay activités ay colonies de vacances ak yooyu parce que vacances tam xale dafa war a reposer wu. parce que sunu centre yi comme ni nga waxee dafa metti période bi muy éducateurs yi muy xale yi ñëpp a xaw a sonn parce que année bi dafay intense en termes d'activité chaque année nag comme ni nga ko waxee sunu centre yi dañu am lu ñuy tuddee colonie de vacances. am na sax benn activité phare bu ñu tuddee journée des mineurs nga xam ne centre yi ñooy daje quelque part pendant 15-21 jours mu nekk genre colonie de vacances ñu tuddee ko journée des mineurs su suñu jargon pour célébrer xale yi éducateurs yi daje xale yi daje ñu féete leen mu nekk moment de détente de récréation et cetera loolu defe naa ni yàggul li si gën a jege rek mooy distribution des prix bi ñu war a jëm incha allah le 31 juillet. à Dakar ñu une fête nationale nga xam ne centre yeeg ay muy nekk Sénégal yi ñooy daje xool xale yi gën a ràññeeku ci wàllu jikko ci wàllu performance ñu primer leen nga xam ne ministre de la justice moo koy présider ak niveau ak autorité yëpp niveau central ci lañ jëm bu ñu si jógee jublu si journée des mineurs mooy colonie de vacances yi nga wax bu ko weesoo am nañ au niveau interne li ñuy tuddee ay activités hivernales ay activités yoo xam ne moment de détente la dañuy wàññi liggéey bi tuuti bëggal xale yi ci ay activités yu bari hivernal ay panier ay xam nuñ ko tee bal à panier ay scrabble ay en tout cas façon activité yu bari yoo xam ne xale yi dañ si gis seen bopp pour permettre leen aussi pour joindre ce qu'on appelle l'utile à l'agréable defe naa yooyu vraiment moment yu am solo yoo xam ne incha allah du ñàkk dinañ leen saisir pour ngeen ñëw fekkee yu mel noonu parce que dafa bokk c'est des temps forts dans la prise en charge parce que xale yi aussi laaj nañu léeg-léeg nga fexeel leen nga may leen ñu dund leneen loo xam ne day gën a développer seen esprit ak seen yaram xam naa loolu aussi activité yu am solo yoo xam ne incha allah ñi ngi siy jublu te yooyu bokk na ci programme yi nga xam ne moom la ñu def incha allah ci ren. kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo kan ngay sant kan ngay gërëm comme ni nga koy waxee. yéen la ñuy tàmbali sant vraiment defe naa Rendo FM la. Code TV vraiment yéen la ñuy Petite Côte SN vraiment amuñu leen amel nañ leen sant ak ngërëm si taxawaay bi nga xam ne saa su ne rek xaaru leen sax ñun ñu ñëw ci yéen yéenay ñëw ci ñun te ñun ñoo waroon def loolu ñun ñoo waroon ñëw ci yéen pour fësal li ñuy def pour yegg ko askan bi ñu xam ne am na ci dëkk bi centre bu nga xam ne mi ngi fi pour xale yi am jafe-jafe waajur yi jaaxle ba yaakaar ne amatuñu pexe am na ay pexe yu fi nekk centre yu mel nii kilifa yu bari jaar nañ fi génn fi tey nekk ay kilifa yor ay kër yor ay entreprise yor njaboot te centre yi la ñu jaar bandi nekk fi délinquant nekk fi ay xale yu am jafe-jafe ñoo fi nekk comme ni muy amee ci kër yi ñu war leen dimbali ñu xam ne am na beneen chance bu leen yoon jox bu leen état bi jox muy sunu centre yu mel nii kon ñu ngi leen di gërëm ci vraiment taxawaay bi ngeen taxaw suñu wet saa su ne ngir yombalal ñu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def dellu di gërëm personnelu centre bi yëpp éducateurs yi fi nekk nga xam ne amuñu bëccëg amuñu guddi amuñu samedi amuñu dimanche amuñu lundi di sonn ci xale yi di sonn ci ñoom ba fàtte seen njaboot vraiment ñu ngi leen di sant amee nañ leen gërëm bu baax ba ñun ñi fi nekk kilifa ñu yombalu ñu liggéey bi lool di remercier personnel bu mu waxee éducateur personnel yëpp secrétaire beeg gardien yeeg
technicienne horticole beeg cuisinière yeeg lingère yeeg ASP yi fi nekk vraiment sur le plan sécuritaire ñuy jàppale bu baax ci liggéey bi moniteur technique yi surtout nga xam ne ñoom ñoo ñuy formel xale yi di muñ seen i sikk di ñu leen jàppale bu baax te amuñ dara ñu leen di fay lu dul ay liggéey yu fa am yu ndaw rek donc di wax ni centre bi daal mi ngi amal na leen gërëm boo xam ne amul fu mu yem di remercier village Nianing bi yëpp tàmbali si seen chef de village di ñuy jàppale bu groupement de femmes yi fi nekk groupement de jeunes yi vraiment mairie bu Malicounda également